ñu dolli ñu ñaan ñun ñi nga xamante ni mënuñu yegsi mais suñu xol ak suñu lépp a ngi fa waaw ñu ngi ziar ñëpp war a waxtaanee nag lu baree bari tey waxtaan bu yaatu war nañ ko amal di ziar Moussa Ndiaye jaajëf le grand patriote Pape Mbalo jaajëfatee Lemzo Sidi Béro yow gëj naa la gis de foo réer nga tax jabar rek raar say net bi mais ziar nañ ñëpp dañuy tàmbalee ci Assane Diouf waaw dañuy tàmbalee Assane mi nga xamante ni tey bientôt novembre bii buñ ko duggee Assane dina am at ci kaso bi at Assane Diouf dina ko am ci kaso bi 1 an maanaam novembre bii buñ ko duggee Assane Diouf dina am 1 an ci biir kaso bi ñun ñu jàpp ne dafa jot Assane génn ñun lijjantiwuñu jugement wala leneen waaw delloo siyaar Sister Lobé Aliou Diaw bége bu wér ñun dañoo gis ne dafa jot Assane génn ci biir kaso bi foofu du place am ñu ngi jéggalu mais Assane fi mu nekk du place am deful déjà luñ ko war a tëjee bu ko defoon itam amul kenn koo xamante ni porté na ko plainte pour mu nekk ci biir kaso bi kon ñun assaniste yi ñoo bëgg pas mouvement dafa jot dafa initier rek waaw dafa initier rek mais bëgg ñëpp fekk ñu si képp koo xam ne gëm nga Assane bëgg nga Assane Diouf génn ci biir kaso bi rek pas nga gëm ko wala deewoon ko déglu mais képp koo xam ne bëgg na Assane Diouf génn ci kaso bi ñu ngi lay jox rendez-vous le 3 incha allah waaw le 3 bii di ñëw maanaam samedi bii di ñëw samedi suba bi bu delsee à 15h place de l'Obélisque ñu ñaxtu pour Assane Diouf mën a génn ci kaso bi waaw buñ ko bàyyiwul dinañ tollante incha allah mais le 3 moom bu ko kenn wute na gaay yëpp génn ci biir Facebook bi na ñëpp génn ñu dem daje place de l'Obélisque ñaxtul Assane Diouf ndax wax dëgg yàlla li ko waxloo ñun ci lañ bokk waaw fayuñ ko pour mu wax de mais dafa gis ne non dafa war a wax Assane waxal ñu ñun ñëpp man li mu doon wax son discours dama ci doon gis sam bopp kon tey dafa jot ñu jël lépp xuloo yeeg xeex yeeg mooy loolu daal lépp ñu tegee de côté fexe Assane génn ci kaso bi loolu féete boor 1 an mu nekk ci biir kaso bi ci lu dul dëgg jàpp naa ni mooy loolu kon képp koo xamante ni tey bëgg nga Assane Diouf génn na nga partager affiche yi na nga partager vidéo yi mais aussi ñi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal même ci région yi na leen jaral ngeen paas ñëw Assane Diouf États-Unis lañ ko jëlee bañ ko jëlee États-Unis mu ñëw itam taxul mu noppi waaw taxul mu noppi kon jàpp naa ni Assane war nañ ko mën a delloo njukkal waaw pas delloo njukkal sax mais war nañ mën a xeexal Assane xeex boo xamante ni day dëggu rassembler mbooloo moo xamante ni buñ ko gisee dañ xam ne Assane Diouf il n'est pas seul ñun dañ doon valider ay saagaam dañ doon valider son discours man dama ko doon valider te tey laa ko gën a mën a valider je persiste je signe li Assane Diouf doon wax yépp man dama ci doon gis sama bopp kon na ñëpp di partager affiche yi nañ koy partager la date historique muy le 3 novembre prochain incha allah suñu jàmbaar ji génn ci kaso bi mën a dellu ci njabootam incha allah am tawfiix ñun ñii di wax ñëpp le 3 waruñu tal lenn lu dul loolu le 3 waruñu tal lenn lu dul manifestation Assane waaw parce que égoïsme mu weesuwul ñuy wax waxi libération Assane Diouf ñun ñuy lijjanti ay nu may demee togg marché wala leneen Assane Diouf ñaari coin ñoo ko wër néeg bi mu ne dañ koy tëj caabi da koo féete ginnaaw kon foog naa loolu noonu dafay jot actuellement ñëpp teg seen ego de côté ñu fexe Assane Diouf nu mu génnee ci kaso bi waaw di ñaan
manifestation le 3 incha allah buñ ci noppee ci guddi gi Assane Diouf mën a ñibbi ci këram Assane Diouf mën a ñibbi ci ay mbokkam ci guddi le 3 bi waaw su mënul nekk le 3 itam le 4 Assane Diouf ñibbi incha allah waaw kon na ko ñëpp waaj le 3 novembre incha allahu taala. ma ñëw ci li nga xamante ni bon c'est pas le sujet sax mais maanaam kilifa diine yi da waxoon nañ ci mais dinañ ci ñëwaat encore diggante Serigne Mbaye Sy xam nga Serigne Bass Abdou Khadre xam nga yenn message yi ñuy gis xaw ma presse bi mooy fenn xaw ma nu mu mënta demee ak lu mu mënta demee gis nga kilifa diine yi ñi sant Mbàkke ñi sant Sy ak Laay ñëpp laay yemale dañu xam encore une fois li leen seen maam bàyyil comme ndono Serigne El Hadji Malick Sy dafa am lu mu fi bàyyi santam boobu noonu nga xam ni boo nee man sëtu El Hadji Malick laa rek loolu dong tax gaa yëpp yëkkati la teg la ci kaw non am na ay kàddu yoo xamante ni waroo sax di ko xalaat ak naataabali sax naan da koy génnee sa làmmiñ man sëtu Cheikh Ahmadou Bamba laa Mbàkke laa sant warul mën a tax ngay ñëw di wax yoo xamante ni teguwul fenn man de rusewuma ko kenn guddi ñu toll nii esprit révolutionnaire laa yor esprit révolutionnaire nag amuñu boobu complexe waaw amuñu complexe su si ay Mbàkke ak ay Laay waruma nag dina am duma mës a yëkkati kàddu gu ñaaw delloo ziar grand Babacar di béggee bu wér grand Maram jaa ngeen jëf jaajëf Njaay mbooloo juufi béggee yéen ñëpp waaw du ma mës a génnee kàddu gu ñaaw di ko jëmale ci benn kilifa diine di ko teg sa kaw du ma ko def mukk mais dëgg nag yàllaa ko moom yàlla nee na watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabri waxul nañ ci génnee kenn dëgg googu noonu yàlla ñépp la ko maasaale waaw sama papa Père Bamba maa ngi koy ziar Père Bamba ñu ngi lay ziar bu wér a wér jaajëf Père moom actuellement mu ngi France waaw mais ñu ngi lay ziar bu wér a wér xam nga di bëggee yéen ñëpp jaajëf donc ma bëgg rek rappeler tuuti ñi nga xam ne dañoo yor yooyu sant nit ñi di leen rusee seen maam parce que yàgg naa koy wax Serigne Bamba li mu def moo tax tey képp ku sant Mbàkke ñu lay wormaal Serigne Bamba lan la nag du sa baay du sa kenn sa maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la fii képp ku fi sant si nit ñi di la wormaal di la jox ñaari loxo sa maam El Hadji Malick Sy la du yow du sa baay sa maam El Hadji parce que tamit actuellement benn doomu El Hadji Malick dundatul waaw benn doomu El Hadji Malick dundatul ay sëtam ñoo fi ne benn doomu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dundatul seeni sëta fi ne kon ma jàpp ne li leen seen maam yooyu bàyyil comme ndono wax dëgg yàlla essayer un peu de le mériter un peu cet héritage nga xamante ni ñun dañ leen cee ñee bu ma déggee ñu naan ay Serigne Bass nee na Macky Sall xaw ma fi hôpital 40 milliards am nga hôpital 40 milliards ak 10 milliards assainissement ban assainissement loolu mais loolu waxee sa bakkan la Serigne Bass Abdou Khadre dafa war a taxawu yow boo nekkee porte-parole murit yor kàddu gi da nga Macky Sall bu ñëwee waroon nañ ko wax inondation yi Touba boo fi nga toogoon noonu di wax sa ginnaaw rek am na kër yoo xamante ni kenn dëkkatu fa ndax manque d'assainissement ñuy tagg Macky Sall ndax 10 milliards fuñ ko teg du dëgg du yoon maa ngi jégalu du dëgg du yoon Macky Sall dañ ko war a wax dëgg di ziar Serigne Habib bu borom daara ji waaw Serigne Habib Sy bu borom daara ji maa ngi liir dem benn vidéo moo ko ciy wax waaw ay sëriñ yoo xam ne dañoo toog di wax seen bànneexu bakkan te toogatuñ mukk di ñu wax yàlla nee na yonent bi nee na ñu ngi jégalu màggal Touba gàmmu Tiwaawan kenn waru fay wax ay Macky Sall ak ay xawma kan deuxième mandat kenn waru ko fa di wax yàlla yonent bi ak ñi mu waral bés boobu ñu ngi jégalu mais Macky Sall moom képp ku ne 10 milliards yi mun ko def na ko Touba amul waaw assainissement amul Touba xam nga hôpital boobu noonu teg xeer lañ fa def
waaw teg xeer lañ fa def jël programme d'assainissement bu Touba boo xam ne Ablaye Wade daf ko signé woon ba pare Macky Sall dem jox ko Aliou Sall ak nijaayam bi nekk Pikine loolu waxu leen ko Macky Sall ñëw ngeen am ci moom complexe te xabru Serigne Bamba bi ngeen koy tijjil sax dafa war a dàq ah mu ngi noonu tey foofu noonu tey fi ko Mor Ngom da ko bëggoon xettali Mor Ngom daf ko bëggoon xettali ne ko président defoon nga erreur jamono jële ba réseaux sociaux yi ñëpp di la lyncher nga taxaw dugg ci biir xabru Serigne Bamba sol mbaxane dugg ci biir jumaa ji sol dàll mu wokk la nank ne le président simil dàll yi même boo mënul pour wan la ni arrogance u Macky Sall ñun Serigne Touba lañu am ku ñu xeebal Serigne Touba gëmuñu la Macky Sall yow laay waxal nag waaw ay fee mooy jumaa ji yow fa et puis garde corps yooyu noonu balaa maa dee bu fi kenn dóorati kenn nag ku fi waxati Serigne Touba dara bu fi kenn dóorati kenn waaw man mii foofu noonu Macky Sall solee dàllam man bu ma fa taxawoon sol samay dàll nga gis gars yi daw si simi sa dàll bàyyi leen nit ñi loolu naafiq la hypocrisie la Macky Sall lan la ëppale taalibe ñun daf ñu ëppale li ñuy ñàkk di ko yónnee Touba daf ñu ko ëppale parce que président de la république la xaw ma la nag lan bu leen jaawale worma ak injustice Serigne Bass Abdou Khadre di sëtu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul wan na ko ne nii la ñu war a def ci worma simil say dàll doxee kawas Macky Sall ne du simmi ay dàllam moom baraakisam lay doxee bay gëdd Mor Ngom ci biir jumaa ji Macky Sall yaa bon mais Serigne Bamba mi ngay yaakaaree deuxième mandat barke El Hadji Fallou bu dee jàpp nga ni yow loolu rek la li la Serigne Mountakha wax mooy dëgg bu dee wóolu nga sa liggéey li nga wax ni dëgg la def nga ko biir Touba xabru baa ngi noonu demal nga xool ba xam Serigne Touba daa nekk di la gëmmal ay bët ñu ngi jégaluwaay kilifa diine yi xam nga buñ demee ba tey jii nii ñemeetuñu wax dëgg ñun ñu ñeme koo wax parce que sama bàmmeel laa wax yéen ñooñu noonu duñ ma ca fekk waaw samay jëf ñoo ma fay fekk waaw nañ ñu may ay naafiq yoo xamante ni j'ai lu aussi benn kii xawma ci même kiiwu Serigne Bass bi muy gërëm Macky Sall ci ay 10 milliards de financement 40 milliards yu mu def ci hôpital vous vous rendez compte ma commentaire sama commentaire naafiq yu dugg fa naan waaw kon de weddi nga sa sëriñ maa tey bu waxul lu am dama naan amul ki ma jébbalu laa wax yareewu ma loolu barki Serigne Bamba dëgg la ma yaree maam Thierno Ibra Faty dëgg la ma yaree gaynde dëgg ngi noonu te bis bu ma gisee moom mu def safaan boobu noonu ma wàcc ko parce que loolu la ma jàngal man loolu la ma jàngal man maam Thierno Ibra Faty nooree ni laa jox suma bopp kon tey jii nii kooku noonu mënu ma yar ci dëgg ñuy gis ay kii ba pare ñu nekk fi di ci raay ciment xam nga taf yëngal doxuñ ci yooyu dëgg gi dañ koy wax ak noo mënta sant Mbàkkeeg si Assane Diouf nag taxaw na fi laaj sëñ Bass ñun li ñuy wax mooy loolu waaw ay dóor may wax ngeen di jàpp ay xaw ma ku apéri si boobu di ko dóor pour lan ñi ñu war a dóor mooy Macky Sall 40 milliards yi mu war a def ci hôpital boobu noonu defu ko ci nit ñi nekk ci inondation defu ko ci waroo leen ko woon sax recevoir waa yow ñu ngi jéggalu ma ñëw ci Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général kulli Tidiane waaw ci worma laay teg wax ji mais Serigne Mbaye Sy damay fàttali ne Abdoulaye Wade am na ñoo xam ne duñu murit duñu Tidiane duñu laayeen ils sont musulmans am na ñoo xam ne ay chrétiens lañu comprendre nga yaakaar Abdoulaye Wade bëgg ko yaaw jaal nee na moom Abdoulaye Wade mooy sëriñam am na ci sañ-sañ kon tey jii nii kàddu gu ñuy yëkkati di ko teg ci Abdoulaye Wade non kooku dañ ko war a xoolaat même bu dara dul dara Abdoulaye Wade kilifa la biir Sénégal Abdoulaye Wade même bu dara dul dara dafa am lu mu def Sénégal dafa am lu mu représenté Sénégal te man de bëgg naa xaw ma kan la ci président yi di ñëw
Ablaye Wade de son vivant qu'on l'honore de son vivant bu ñu bàyyi ba mu tëdd ci cercueil-am ñu bëgg fi ñëw di ko muur ay drapeau xamam nangam il le mérite billahi wallahi taala Ablaye Wade waxuma nag tout est rose défendre ma bilaaw Ablaye Wade de waaw man défendre ma bilaaw Ablaye Wade man li may défendre mooy l'homme man li ma gën a retenir ci Ablaye Wade mooy son combat pour libérer le Sénégal billahi bu nekkuloon Ablaye Wade heure bii démocratie xamuñu ko ñun 99 98 dañ ko fekkee ñun dañoo fekkee le 99 98 je me rappelle comme tey ci man démocratie Ablaye Wade moo ko indi ñu am sañ-sañ des marches di def lu ñu neex biir Sénégal da ngeen jàpp ne Ablaye Wade bu doxalee woon comme Macky Sall genn waal gi ni ñu Macky Sall di traité billahi kon heure bii ba tey jii ni Ablaye Wade mooy falu mais Ablaye Wade dañ ko war a honorer de son vivant man loolu laa gëm loolu laa gis il doit être honoré bu ko neexee politique ba 100 ans yàlla may na ko kàttan gi Ablaye Wade nekkul di dox di yoru yat taxul ay lonet mu ngi il jouit de son cerveau kay wax dëgg yàlla Ablaye Wade léegi ñun Macky Sall dañ koy gërëm parce que moom leeralal nañu ñan ñoo doon doomu xaraam yi maa ngi jéggalu ñi waroon Ablaye Wade imaginez-vous dernier gouvernement Abdoulaye Wade 37 ministres 35 yi rejoindre nañ Macky Sall ils ont transhumé ay Aline Sow ay Fada ba ci son dernier lieutenant Madické Niang vous vous rendez compte acca kon tey jii nii leer na ni Ablaye Wade li ko manqué woon dëgg ba ci Cheikh Tidiane Gadio bii man je n'ai jamais cru ay bobaaram billahi wal kitab Cheikh Tidiane Gadio moom moo ëppale presque li mu nekk ministre Ablaye Wade bi mu faloo ba 2008 Cheikh Tidiane Gadio ministre musuñu koo dindi génn rek tàmbale nekk fii di tararari naan Ablaye Wade di daggat Ablaye Wade man musuma gëm Cheikh Tidiane Gadio barki Serigne Bamba d'accord maa ngi ñëw damal xaar ma ay Cheikh Tidiane Gadio ay xawma kan ñooñu bu ñu goree woon gis nga gore mooy nga ànd ak nit ki ci pouvoir ci bànneex am na ñu bëri ñoo xamante ne bànneex la ñu ànd ak Ablaye Wade ñooñu ay fadaak yi tekkiwuñu woon dara Ablaye Wade daanu ay dëmboo jaar nii dem créer ay mouvement xam nga kii jaar nii dem créer mais li doon dëgg mooy ñoom ñëpp des ci biir parti bi ñoom ñëpp nag waaw suñuy dem sax mu leer ñii dañuy nekk di subir Ablaye Wade moo yee jël parti bi jox ko doomam moo yee parce que xamoon na ni yéen du ngeen nitu dara du ngeen tus waaw ñaa 10 000 ñang waaw foog naa yow da ngay dooru dugg mais Assane Diouf laa tàmbalee te incha allah dinaa ko tëjee mënuñu wax lépp Assane Diouf waaw ñun moom yaa ñu gën a xam ñun lépp la ñuy wax fépp la ñuy feeñ waaw ñu ngi jéggalu mais Assane Diouf laa tàmbalee moom laa tijjee te incha allah moom laay tëjee def naa ci pàcc bu yaatu annoncé naa marche bi donc dinañ ci dellu si waat mais dafa am yoo xamante ne aussi faaw ñu wax ci waaw faaw ñu wax ci ay Gadio ay saloperie am na benn live bu ma defoon temps yee ci ginnaaw newoon naa leen ba jour bi ñu nee suba le premier tour yi ba jour bi ñuy wax suba le premier tour yi laa wax di ngeen gis ay doomu xaraam yoo xamante ni yéen lay bett de mais man du ma bett man. Ils vont rejoindre le Macky ils roulent tous pour Macky candidat yi crédible mën naa leen limal juróom ñoo xam ne ñii ku leen jàpp mën nga maanaam yow nekkoo di sànni sa voix parce que dinañ doon candidat te du ñu mës a ànd ak Macky Sall. Idrissa Seck c'est un farouche opposant Ousmane Sonko idem Malick Gakou noonu l'autre là comment on appelle Abdoul Mbaye
comprendre nga ak le ministre là son ancien ministre waaw ñooñu noonu ñooñu xam naa ne ñii nii ala kuli ali ku ànd ak ñoom itam sànniwoo sa bertoo sa temps am na ci ñu bari nag am na ñu ma limul nag mënuma lim ñëpp mais xoolal 80% des candidats ay candidats sóob la ay candidats sóob la waaw dañuy sóob mais Macky Sall la ñuy liggéeyal en fait waaw Macky Sall lañ nekk di liggéeyal dinañ leen yee nag ñoom ñëpp ils vont se découvrir te incha allahu taala bis bu Macky Sall wàccee au lendemain de sa défaite ils seront tous paquetés et li yeen di def sax mooy loolu li yeen di def yàlla rek a ko xam ñun Macky Sall loolu rek laa xam ni man am na ci lu positif ci bilan am mën nañ ñëw ci bilan am tuuti waaw maa ngi gis ñu naan ay autoroute Ila Touba waaw ak Khalifa Sall jërëjëf Mansour Ndiaye waaw jërëjëf Karim Wade aussi tudduma ko boobu moom ak Karim exclure uma leen mais tey jii dara dafa wanewul ne mooy loolu mais Karim ak Khalifa Sall aussi dara mënul wax ba ñu ànd ak Macky Sall donc loolu moom foog naa mooy loolu ba ñuy wax bilan Macky Sall on nous emmerde man de wax dëgg yàlla murit laa de na buma ko du dëgg mais autoroute Ila Touba bi man gisuma ci sama bopp xam nga du question de soxor wala dara dil biñ ci teg rek 240 milliards xaw ma 440 maanaam kilomètre bu ne rek liñ ko defee rek jéggi na dayoo waaw kilomètre bu ne rek liñ ci def rek dafa jéggi dayoo man en tant que murit man de wax dëgg yàlla autoroute boobu noonu xoolal autoroute boobu ñu jëloon ko yóbbu ko nuñ koy waxatee et puis à péage la nee nañ gratuite la pour màggal bii mais yeneen màggal yi di ñëw bu màggal bi xasee jàll waaw Dioufy BCMI nga baal ñu voilà jërëjëf bye bis nga bu màggal gi jàllee gars yi dañuy tàmbalee fay da ngay fay sa bus 2500 pour dem Touba passe bi dafay yokk lépp yokku bonsoir Viviane maa ngi lay ziar bu wér a wér Viviane Safi depuis la France dafa jot France kooku man mënuma gëm ni ay affaire de kii la pour dóor murit la rek mais man de mënumaa dóor man guddi yuñ toll nii amul kuy dund ci kaw suuf laa koo xam ne rusoy naa la votelal Macky Sall ma votel la amul du sëriñ du ndey du bàyyi au contraire man sama yaay moom xalaatu ko woo naa ko wax naa ko li ma koy wax waaw sama yaay man woo naa ko wax naa ko li ma koy wax te xalaatu ko ñu ñëw ay terre 47 kilomètres mais mënul sax yegg 50 bii 50 kilomètres 50 wala pour autoroute à péage bi autoroute terre bi mënu fa yegg parce que 47 kilomètres la xaw ma 43 kilomètres ça ne vaut rien jegewul sax mooy loolu maanaam Macky Sall a oublié ñi dëkk Ziguinchor ñi dëkk ay fen rek ay dige ak ay fen la fa dem def tey Macky Sall képp ku dëkk Kaffrine Tambacounda Kaolack Fatick Kolda Matam xam nga lu la Macky Sall defal tali ay tali laa wax tali ñu naan waaw démb maa ngi gis Mame Boye Diao di défendre le bilan de Macky Sall di ñu wax ay tali ñu ñoo bon tali ay tali Abdoulaye defar na tali yi ñun on attendait autre chose que des tali waaw Diop Jules avant ma lay bloqué dama lay tontu ba pare nee na dem leen liggéey yi wala léeg-léeg gis nga heure bi jot yow est-ce que heure bi yaa ngi sa liggéeykaay yow Diop Jules est-ce que yaa ngi sa liggéeykaay xam nga lii la ñuy waxati naa fekk weesuwul nga fekk nit am connexion boppam xam nga Facebook bi yaatu lool yow mii sa jëmmi bopp boo amoon loo def doo ñu seetaan banaan dem leen liggéey yaa war a dem liggéey demal boo amee liggéey yow demal nga liggéey ñun liggéey nañ ba wàcc. waaw liggéey nañ ba wàcc maa ngi nii door a wàcc ñaanuma kenn dara kenn fayuma man sama liggéey bopp laa yor dégg nga
voilà boo fi bilaatee leneen nag je te bloque point barre yooyu yëfi naa féq la dem leen liggéey yaa ngeen mel ni dang ñoo moom boo amee leneen loo def Facebook bu yaatu na am na ay film porno am na ay lépp a ngi ci football lépp demal nga seetaan bu ñu kenn emmerdé des salopards comme ça donc mais ñii dañuy jeexal xol quoi dañuy jeexal xol barki Serigne Touba dem leen liggéey yow moom bu nekkoon moom léegi lu ko teree liggéey loolu laaj quoi ah yaa ngi am jot comme ñun ba pare nee ñu dem leen liggéey loolu naafiq la yàlla bëggul naafiq kon ñu yeggali ci bilan bi ngeen baal ma waruma ko woon sax tontu parce que il te voilà mooy loolu quoi ngeen baal ma maa ngi jéggalu ñu dem ci un terre boo xamante ni ki nga xamante ni Thiès sax la dëkk Thiès muy région bi gën a jege Dakar kooku amul ak soxla le terre maanaam terre bi daal bu ngeen bëggee dégg dëkk bu ngeen bëggee dégg terre bi c'est nul voilà projet nul et caduc waaw te ragal naa dañ koy jëfandikoo 6 mois 1 an maximum mu paan ñu nar ci liñ koy entretenir di ñu jëlal xaalis boo xamante ni tey da ngay waaru waaw dinañu jural xaalis boo xamante ni tey jii nii mooy loolu Macky Sall gàtt la deful Thiès ndax bañ Idrissa Seck Macky Sall Fatick ga mu dëkk dara la fa deful tous waaw dara la fa deful Fatick ga mu dëkk laa wax dara la fa deful du Foundiougne ba mu jàngee tous la fa deful Macky Sall daal bu ngeen bëggee dégg pour bu toog naan dañuy wax ci bilan sax pour man may ko buzz la parce que il n'en a pas Macky Sall il n'a pas de bilan bi mu faloo ba tey depuis 2013 bi mu tàmbalee kabaalam ci Karim Wade crée yi jóge ci crée yi waxeetam bi lépp deuxième mandat la doon wër mais 2019 bii 4 mois moo la dese xaw ma 5 consommé ko te abal ñu waaw élection yi nag dinañ ci wax prochain live dinañ ñëw ci élection yi incha allah dinañ dem élection de di nga sàcc de mais di nga dem kooku moom na la leer Macky Sall na la leer waaw Cheikh Tidiane Gadio waaw moom foog naa wax nañ ci mais daal dama bëgg ngeen bàyyi xel bu baax gis nga gaay yi fi ne nii surtout ñi doon ànd ak Ablaye Wade ñépp nag tey jii nii képp ku ci beru même giraas yi gëwuma ko man maa gëmul ay giraas ak ay Ablaye Balde ak ñooñu man gëwuma leen man ñooñu fii lañ fi nekkoon di markaatu Karim Wade waaw en 2009 fii lañ nekkoon giraas yi moomu biñ koy fal ministre de l'information xawma de la communication fii suñ kanam la kële nuñ koy xatee Abdoulaye Balde moo fi bàyyi xawma PDS naan day dem génération du conscient génération xawma naka moom tey jii nii Abdoulaye Wade daanu léegi ñu jéem a nekk ci biir parti bi dimbali Karim Wade defuñu ko dee dañoo daw ñoom ñépp comme ay xaj moo tax man duma leen mës a gëm seen crédibilité laa gëmul man li ma gëmul mooy ay Macky Sall daf am ay dossier luy ndeyu dossier nit ki boo intégré boo amee dignité Serigne Modou Mamoun Ndiaye waaw man sama bilan moom da ngay dem sama page waaw da ngay dem sama page Galsen bu dafa jot nga tàmbalee sama premier live xorom yeeg yooyu nga xool sama bilan waaw actuellement dama assainir live bi man sama bilan lépp yi xorom la kese waaw mooy sama bilan man waaw ak wax ak sénégalais yee leen man de loolu laa mënagum sax waaw am na leen luñ mën te loolu Sénégal lañ koy def see li Macky Sall bëgg a def barke Serigne Bamba bu laajee benn bakkan bu war a dem yàlla na ma ko yàlla def man parce que nar naa ko jox suma bakkan li mu bëgg a def nii sénégalais yi bëgguñ la nga ni di nga falu par force bis bu yàlla naree jël
benn bakkan pour Macky Sall bañ a faluwaat yàlla na doon suma bos man waaw ragaluñu dañuy ñëw rak billahi wallahi taala Macky Sall li mu bëgg a def duñ ko ko may ay bilan yii nii yooyu waxuñu ko demal sama page di nga gis vidéo yi li ma fa defal Macky Sall yépp man Macky Sall moo ma ñor du ay bojo yeeg yi Macky Sall lay waay ay jéggul bañ a wax lu ëpp quoi non am na ñoo xam ne moom bu ñu correcté daal mën nañ leen bañ a bloqué parce que man bugguma ñu naan dictateur laa ak yooyu waaw li ñu bëgg daal mooy débat d'idées waaw comme tu parles ce que tu veux da ngay yaru rek boo yaroo daal ñun ñu bàyyi la ci biir boo fi waxee waxu ñàkk teggin ñu bloqué la parce que nekkuñ ci yooyu ñu ngi jéggalu ñu avancé tuuti kon li ma bëggoon wax daal mooy que ni Abdoulaye Wade daal ñi àndoon ak moom ñëpp dem nekk candidat tey ay Aïda Mbodj ak ñëpp man maa leen gëmul billaahi dama leen gëmul képp ku wor Abdoulaye Wade baaxoo ku gore di nga ñi ko wor ñëpp nag Aïda Mbodj Guirassy Abdoulaye Baldé ñoom ñëpp ay candidature yoo xamante ni farfelu uniquement après pour négocier ay poste yooyu moo fi jeex seen bopp yi lañ bëggatul gis vous n'êtes pas crédible waaw vous n'êtes même pas crédible jaajëf Père Bamba merci beaucoup ma ñëw ci beneen point bi nga xamante ne mooy Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko defoon na benn conférence de presse wax ne def ci révélation ne moom ku bëgg Abdoulaye Wade la ku sopp Abdoulaye Wade la xam nga sénégalais yi dañoo naafiq rek ah mais ñu nekk fi di commentaire ba wax ci man li ma gënoon jàpp ci live am bi moom Ousmane Sonko mooy waa ji domaine nuñ koy xatee Mamour domaine waaw Mamour domaine sàcc bu mag boobu noonu 94 milliards Mamour domaine sàcc ko Ousmane Sonko def interview def conférence de presse ne ku ñuy wax Mamour Diallo man xaw ma ko woon ba mu waxee Mamour Diallo 94 milliards laa ne non mais loolu mënul nekk ma tàppe gis bopp sàccam boobu noonu ah muy mel ni looy ah journaliste yi kenn gënu leen corrompu bu balaa maa dee ngeen di tëb di dal ah Sonko li mu wax dëgg la journaliste yi vous êtes trop corrompu parce que bu ngeen corrompuwul woon Sonko bi mu waxee lool ci conférence de presse am loolu ngeen waroon titré Mamour domaine ngeen waaw kay te Mamour domaine sax barki démb dégg naa mu ne yenn patron de presse yu bëri moom da leen may terrain loolu c'est de la corruption waaw corruption moo tax mu may leen terrain yi pour ngeen tëj seen gat vous vous rendez compte léegi moom mu def conférence de presse am ba pare tout ce que vous avez retenu mooy que ni Sonko daal waxeet la def parce que moo ne woon du ànd ak Ablaye Wade mais fu mu ko waxee fan ngeen toogee dégg Sonko daf ne Karim Wade woo na ma mais nous n'avons pas jugé nécessaire de prendre cet appel wax na loolu mais où est le problème man nee naa leen fii lii daaneel lii duma Macky Sall ci loxoy Ablaye la ko yàlla jaarale nangu leen dogal li barke Serigne Bamba keneen gis nga fii Ablaye ku ñëw nekk sa ginnaaw yaay falu loolu yàllaa ko defal voilà Sonko am na sañ-sañ dem waxtaan ak Abdoulaye Wade baayam la et puis c'est un ancien président il a besoin de ses conseils Idrissa Seck noonu ñëpp ci bépp candidat bu sérieux war nga mën a dem gisi Abdoulaye Wade mais d'ailleurs Abdoul Mbaye dem na seeti ko Barthélémy Diaz dem na seeti Abdoulaye Wade pourquoi pas Sonko foofu damay xaw a corriger non mais Aline Badara la presse est trop lâche sur toute la ligne presse écrite presse en ligne audiovisuel radio et puis ñoom lépp lu ñu bëgg camoufler rek dañ koy camoufler waaw
Macky Sall ay tuuxi duunaam duñ ci wax mais ñun war nañu mën a def loo xamante ni tey presse bii nii tey non mais c'est pas possible dóorukaay marteau bi gën a gaaw pour am xaalis Sénégal mooy presse waaw yoral sa presse rek di fen di yàq nit mel ni du ngeen dee ban procureur Fama Diakhaté bàyyi ma procureur bas Diakhaté xaw ma bas naka bu yàlla bu ma xam sax santam Basirou Gueye xaw ma kooku day nitu dara Basirou Gueye yàgg naa koo wax man bu nekkoon suma baay je vais lui demander officiellement de me déshériter kooku mérité wu ma jur waaw procureur boo xamante ne yow nekkee woo fi lu dul offense ku offense chef de l'état nga naan ay autosaisir président bindal la dara nga ñëw taxaw moo fi taxawoon fii ay da njongu lii ak lii jamaa nangam ñaata kilo or lañ fekk këram justice xëy seetal ko alors boobu procureur il n'est plus crédible dafa toog nii rek pour meubler amul jom Basirou Gueye ay Assane Diouf yi lay jàpp di noggatu Basirou Gueye amul jom lu nitu dara voilà yooyu yëpp nag dina jeex insha allahu taala waaw presse bii fi ne tey Macky Sall lépp lu mu bëgg a amal dafa jënd yenn kilifa diine yi da leen jënd dafa jënd la presse comprendre nga rajo comme lépp ba ci communicateur li ñuy wax communicateur traditionnel mooy ay mbay péex xam nga ay xawma kan Mamadou Mbaye xawma naka des vauriens yoo xamante ni tey ils ne sont là que pour accomplir les sales besognes di fen rek te fen dafay yëngal arrache nañu moytu fen waaw fii benn journaliste man laay toog di déglu xam ne kii li muy wax mu ngi ciy seet yàlla muy Pape Alé Niang n'a jamais changé quand vous je veux dire waa APR vous étiez dans l'opposition da ngeen doon tàccu Pape Alé Niang fu Macky Sall mujjee tijjee gémmiñam Pape Alé Niang moo ko daan jox micro ba ñëpp jàppoon ni Pape Alé Niang mii dafa am lu mu jàppal Ablaye Wade mais da doon def liggéeyam rek da doon def liggéeyam dong tey jii nii ngeen jël pouvoir Pape Alé Niang mi baaxoon démb baaxatul parce que waaw ko changé wul couleur quoi waaw yéen a bon au moins ak le maire Malamine Malamine nu mu sant Dramé waaw Malamine Dramé kooku aussi c'est à féliciter tey bu ñu demee ba genre nit yooyu di raar nit koo xamante ne am na sañ-sañ bañ Macky Sall toog naan waaw transhumé leen mu ne ko carrément man dama jàppoon ni c'est un président de la République que je vais rencontrer mais devant moi c'est un président de parti je vois transhumé ma tey transhumé ma suba Malick Gakou la àndal genre nit yooyu xoolal ni ñuy raaree rek lu leen Macky Sall di jox ay passeport diplomatique luy passeport diplomatique nit ñi di tukki sans passeport diplomatique ay 50 millions Aline xoolal le poisson là jën bi nekk jënu parcelle bi 60 millions dem audience ñu jox la 60 millions non franchement yàlla nañu yàlla musal ci nit ñi am njëg waaw yàlla nañ ci yàlla musal donc may fàttali rek ne Ousmane Sonko waxoon naa leen ko fii nee naa leen Ousmane Sonko man d'accorduma mu taxaw naan ay bokkuma ci système bi ñëpp a ci bokk waaw jëfandikoowuma nag ci système bi kooku man dama ciy ànd ak moom waaw moo waral yenn gars yi sukkandiku foofu pour di ko clash parce que il s'en va discuter wala rencontrer Abdoulaye Wade waaw mu ngi dem rencontrer Abdoulaye Wade parce que lan nee nañ Abdoulaye Wade ci système bi la bokk mais Abdoulaye Wade nitu système bi la comme Sonko ni mu nekkee nitu système bi nee naa leen dafa am ñu koy abuser waaw mais munuñ képp ku juddoo Sénégal fekkee indépendance jàngee fa fajoo fa ba ci tey jii biir impôt et domaine mais corruption bi fa nekk tey Sonko mu ci daanu musul accepter ñu corrompre ko
mais mu ngi bokkoon ci système bi mais jëfandikoowul système bi pour enrichir il faut ñu def un peu la nuance waaw moo tax communication dafa am solo yàgg naa leen di prévenir yàgg naa prévenir waa Pastef waaw nee naa leen ñii ay adversaire la ñii rek de mais suba mën nañ nekk ay alliés ils peuvent être des alliés muy Idrissa Seck muy waa PDS waaw moo tax teel a rafetal léegi da ciy baax waxoon naa leen ni man de jàngal nañ ma soo bëggee defar ab mbir wala ay nit defar sax c'est trop dire mais da ngay mel ni ñoom mais dans ta tête nga xam ni yow doo ñoom loolu mooy psychologie waaw mais boo radicalee dès le début tu es radical non kii du ma ànd ak moom kii nangam déet nit ki mën nga ànd ak moom c'est une guerre échelle moom échelle boo mën a teg sa tànk pour jëfandiku yéeg defandikul yéeg waaw amul lenn loo xamante ne da ngeen koy pactiser comme ni mu ko waxee keroog pactiser pour ay soo ma jàppalee poste ministre déedéet yooyu jeex na fi amul pactiser on va prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ñi war a dem retraite ñi war a dem retraite tout court waaw amul leneen waaw man daal loolu laa gëm man moo tax Sonko dem naan day rencontrer Abdoulaye Wade loolu c'est de bonne guerre waaw su bëggee bés bu bëggee moom Sonko bés bu bëggee am dara daal fi mu ko teg foofu la bu ko kenn dévier ci trajectoire boobu bu ko kenn ne bul wax ak Abdoulaye Wade ci système bi la bul wax ak Khalifa Sall bul wax ak keneen waxal ak ñépp concertez-vous joxante leen loxo waaw ku nekk samp ndëndëm loolu il faut être intelligent maanaam stratégie dafa baax bu dee Sénégal dong moo leen ñor Sénégal dong bu ñoree Khalifa Sall ñor Karim Wade ñor Idrissa Seck ñor comment on appelle Ousmane Sonko wax dëgg yàlla man pour ay affaire de militant ay man lii laa gëm man socialiste laa kii naan ay démocrate laa xoolal nañu ànd defar réew mi ensemble mën na nekk moo tax nañu teel a rafetal lépp rek waaw Abdoulaye Wade moom li ma leen wax la rek ku ko toroxal yàlla toroxal la képp ku ko toroxal rek yàlla dina la jox sa toroxal fii ci kaw suuf tam Macky Sall moom xoolal yàllaa ngi ñëw jox ko toroxalam ci lu gaaw waaw xam nga déjà président boo xamante ni tey benn mandat nga def ñu naan ay président né après les indépendances président plus jeune de l'histoire anamu tey gàtt la fi deful waaw du tous c'est une honte waaw c'est une honte tey boo nekkee bitim réew xool yeneen président Macky Sall tey dañ koy méngaleeg ay Paul Biya dooma xaram yooyu noonu ay Kabila Macky Sall ñooñu lañ koy méngaleel waaw il prend des décisions yoo xamante ne da nga naan non mais kii amul conseil yow jàngoo alxuraan feroo ijji mënoo liir ki la bindal loolu sax ferul ijji ndax bu loo xamante ne nee nañ la raddiitu la nga dem naan ay radiateur xam nga Macky Sall ñu ngi jégalu noppil am na loo xamante ne boo xamul bul forcer pourquoi tricher tamit man bi ma ci gën a naqadi xale bi door a judd sax tey ñépp xam nañ ne li waral màggal ga du mbégte waaw jour bi Serigne Bamba tubaab bi naan da koy déporter ñun exilam mooy moom la Serigne Bamba ne bés bii nii tey mbégte la ci man dama koy def mbégte kon nañ koy màggal yow nga naan bi waaw màggal gi li ko waral Serigne bi muy ñibbi si géej non c'est pas possible ba pare nga ni murit saadix nga teg ci saadix sa bopp ngay nax de jaaxaan bi saw nga nekk di def ndax képp ku xamul lan moo waral màggalu Touba vraiment boo ku xamul màggalu Touba
lan moo ko waral kooku moom foog naa kii kay Mor tojaangee ko tane Mor tojaangee ko tane Mor tojaangee mën nañoo lim ay toj-tojam mais Macky Sall kenn mënu koo lim kenn mënul lim ay toj-tojam ay saa dessert fii ay bi mu demee université naan waaw ba gel yi xaw ma lan bàyyi leen mbër yeeg ay wàccaa non vraiment ñun yàlla dañoo natt yàlla daf ñoo natt mais maa ngi jéggalu ñëpp bu dee wax naa loo xamante ne waruma ko woon wax franchement bi may live nii sama yaram neexul depuis vendredi passé looloo taxoon aljuma passé live wu ma et puis bon dafa jot TV bi aussi dafa saturé woon moo taxoon grippe bi depuis vendredi passé la ma jàppoon ba nii xam nga maa ngi raag ak moom nag mais sant yàlla bu wér waaw ñu ngi sant yàlla ba ñu yoree suñu làmmiñ di wax liñ bëgg a wax ñu ngi koy wax li may tëjee daal mooy Assane Diouf laay tëjee comme ni ma ko waxee woon sànq bu ko kenn fàtte ci ñaan ci ñuy màggal yi man de fii dinañ fi màggal duma ko fàtte ci ñaan incha allahu taala mais ñi nga xam ne dañuy dem Touba aussi bu leen ko fàtte ci ñaan te ñi nga xamante ni jóge nañ fa ci moom loolu de la leen yóbbante waxal ma gaa yi dem Touba yépp buñ ma fàtte ci ñaan waaw loolu leen la wax kon ñii dem Touba Assane Diouf nee na bu leen ko fàtte ci ñaan dafa am solo ñaan le fait que nit dee sax am ku koy ñaanal dafa am solo waaw ñaan dafa am solo ñaan amul lu ko pour doole ci kaw suuf billaahi wallaahi amul lépp doole ñaan waxuma ay dem ñu lay bindal ay bagage ngay sangoo de déedéet tàllal sa loxo yàlla ji mu ngi fépp jarul sax féete pénku waaw foo féete baax na di ñaan man de maa ngi koy ñaan au fond de moi waaw incha allah Assane Diouf def na lu réeree loo xamante ne tey man de keroog rek maa ngi koy wax madame Mayga biñ dugalaatee vidéo bi muy waas Cissé Lo di ko xorom sama xolom ci doon seddaat guy mu mel ni Assane dafa ñëwaat voilà Mamoun bloqué naa ko mën nga dem xooli beneen kii donc man sama xol da doon sedd même bi muy nekk États-Unis bi ma doon seetaan ay live am sama karaw yaram parce que man dama naan mais waa ji man li may wax ci suuf dañuy waxante dëgg am na ñuy taxaw naan waaw nañu bàyyi saaga yi fii xam nga nañ bàyyi naafiq gi tuuti ku jël sa xolal Mamour Diallo Mamour domaine rek Mamour domaine kese 94 milliards la jël Mbaye Prodac 29 milliards Siré Poste moom dégg naa 109 milliards la jël ay waay ñooñu noonu rek ku leen saagawul doo sénégalais mérité nañ saaga il faut ñu différencier bañ a nekk fii naan non saaga kan la mas ngeen gis ku ñuy saaga ba mu dee ñu ne kii de ay saagaa ko rek dañ ko saaga ba mu dee mais ñii li ñuy def man de xëy na sama xol moo kiiwul rek mais am na ñoo xamante ne mën nañ ci am arrêt cardiaque waaw dama ciy am arrêt cardiaque lii mën nga ci am arrêt cardiaque waaw Macky Sall li mu nekkee Sénégal ak waa këram barke démb ba muy dem Arabie Saoudite mais ñi ko wër ñëpp ay mbokkam lañ ay généraux xam nga ay commandant ñëpp nag laa wax ay mbokkam lañ c'est grave kon le 3 novembre incha allah samedi lay tombé képp koo xam ni nekkoo Dakar na nga ko teel a waaj Assane Diouf war na ko mën a jar pour une fois nañ waxante dëgg nañu bàyyi nekk Sénégal ba noppi buñ ñëwee nii nga naan firi Assane Diouf buñ ko wootelee bés doo ca teg sa tànk du dëgg du yoon te bis boobu noonu ñu ngi xaar rek ba kenn naan ñëwoo ci ba pare ci ëllëg si ñu lay gis nga naan ay firi Assane Diouf ak damaa doon doxat fii wala nangam ñu toj sa lu bon maa ngi leen di siyaar bu wér di jaajëfal ñëpp waaw di naan Assane yàlla na ko tawféex fekk yi fa mu ne mu génn ci lu gaaw incha allah balaa muy am at ci kaso bi yàlla Assane Diouf génn di siyaar sama frère Badara Lo
moom mooy ministre de la défense dafa jot moom bro bëggee names lu bëree bëri xam naa ne moom temps yi waar bee ko tënk moo tax mu seey di bëggee wér a wér lieutenant Pape Mballo di bëggee Ndiaye Mbooloo waaw wan loo frère yow xam nga fi ma la def Aliou Diaw xam nga bañ ba dee waaw bañ ba dee moom kenn du xëcc ak moom titre bëgg Assane Diouf mu changé le tour bi def ko bëgg Assane Diouf waaw changé le tour bi def ko bëgg Assane Diouf waaw parce que yow moom loolu la ñëpp xamee Leuz Galsen bëggee bu wér a wér a wér waaw Alioune Badara Mbuub nee na daa am lu mu bëgg kii xaaral ma xool ba xam Alioune Badara daa am lu mu bëgg a wax waaw Alioune Badara mën nga envoyer invitation ma dugal la rapidement parce que actuellement moom sama baat bi mënatu ko maa ngi jéggalu bu wér a wér nag di leen siyaar yéen ñëpp Alioune Diaw maa ngi lay bëggee bu wér a wér waaw xaadim ka waaw jërëjëf waaw le 3 novembre billahi mooy date bi de le 3 novembre incha allah Assane Diouf kese nag Assane Diouf dong Assane Diouf kese waa Alioune Badara bu dee mën nga def demande bi Alioune Badara Mbow bu dee mën nga def demande bi jaajëf Marshal Demba Ndiaye wan loob yow tam waaw yow jom ñu ngi gis sa liggéey ci Assane sa bëgg ci Assane aussi kenn naataabale ko franchement grand Marshal ñu ngi lay bëggal lu wér a wér nag waaw ñu ngi lay bëggal lu bëree bëri ñu waajal bés bi rek waaw jàmbaar ji dina génn Gelawaar Sotu Salman wan loob bro waaw di bëgg waa mouvement dafa jot yéen moom kenn amul seen fay mouvement dafa jot waaw kenn amul seen fay barki Serigne Touba dëggu bi ngeen dëggu gëm gi ngeen gëm seen réew xam nga parce que tamit ñu bëree bëri ñu ngi laaj ci ñun kan moo nekk suñu ginnaaw kan moo ñu financé dañuy xoolal góor jàpp ci góor la dañuy taxale waaw benn mbooloo moo yor 5000 francs Galsen yor benn 5000 francs kii taxale non mais yow yaay demandé parce que Alioune Badara yow yaay demandé yow yaay envoyé invitation yow yaay envoyé demande bi quoi parce que man mënuma la dugal activé naa ko kenn nekkul suñu ginnaaw barke alquran kenn nekkul suñu ginnaaw ku dul yàlla suñu borom waaw ñun nekkuñ ci affaire de xaalis déedéet dès le début nag nekkuñ ci yooyu ñun pas-pas gëm-gëm loolu la ñuy doxee waaw pas-pas gëm-gëm la ñuy doxee wuñu leneen waaw madame Maïga l'infatigable moom li ko dafa jot jaral franchement moom tam yàlla rek moo am sa fay madame Maïga yàlla la yàlla fay ci li ngay def ci dafa jot yaa ma leen gënal billaahi wallaahi ñooñu di wax yaa ma leen gënal barki Sëriñ Bamba li woykat bi di wax rek yaa ma billaahi yaa ma leen gënal allo jaajëf bro allo oui maa ngi lay ziar mais delloo ziar mais dafa mel ni grippe bi sonal na la sonal na ma trop mais na bàyyi suñu coordonnateur international inshallah waaw di la gërëma di la sant di la encourager ndax fierté la ci ñun ñëpp am coordonnateur international bu mel ni Galsen dafa jot ne serait-ce que ci pertinence bi mais également ci engagement bi aussi ci tëddee njaaxaanaay mais aussi ci sa patriotisme ci aussi sa analyse parce que ku lire live bi tey
di nga xam ni li nga fi wax yépp Sénégal la quoi bu ñu xoolee ci li nga njëkk a wax ci kilifa diine yi nga xam ni wekk nañ leen trop mais également seen responsabilité dafa war a nekk feneen ndax Sénégal dafa dund ay événements yoo xam ni avec un gouvernement qui ne cesse de nous pisser dessus donc on aimerait les voir ñoom ñu am beneen posture ne serait-ce que ñoom il incarne un pouvoir boo xam ni kenn du ko voté seeni maam ñoo ko fi liggéey je pense que tu l'as bien expliqué avec brio donc loolu y a rien à dire également di wax ci le pillage financier bi nga wax par rapport à un certain Mamour Diallo bro kooku je te dis il a été directeur des impôts et domaines au niveau de Rufisque mu am fa un trou de 30 milliards tey on nous parle de 94 milliards est-ce que xam nga lan mooy 94 milliards bari na de mais 94 milliards nee nañ la école yi ci Sénégal école yu bon yëpp buñ ko dajale woon di ko defar tey c'est moins de 40 milliards xoolal loolu rek donc ñaata hôpitaux lañ ci mën a def wallaahi ñaata tey service yoo xam ne day jariñ askan wi lañ ko war a def benn nit ñu ni moom lañ ko jiiñ mais ce qui est scandaleux comme ni nga ko waxee mooy cette presse là incapable et corruptible bi nga xam ni ñoom il passe toujours à côté de l'information parce que le rôle de la presse c'est informer juste on peut pas imaginer dans un pays à chaque fois s'il y a des incidents financiers wala mu am des scandales financiers divertir avec des faits divers mais heureusement il y a des gens xam ni tey ñi ngi fi réseaux sociaux yi te loolu dañ koy gërëmee Assane Diouf parce que je pense que tey képp koo xam ni toog nga di live war nga ko mën a delloo njukkal képp kuy wax ci conscientisation des masses war nga ko delloo njukkal parce que il a été un des pionniers de cette activité bi nga xam ni noble bi nga xam ni moom la ñuy def tey dégg naa sànq am ku dugg di wax na waaw Aline Badara boo mënee duggaat connexion bi moo dawoon soo mënee duggaat parce que fi nga tolloon neex na ma trop gars yi dañoo naafiq rek dem leen liggéey mel ni ñun ay chômeur lañ quoi jaajëf coordonnateur Fadi Sow ñu ngi lay ziar Aline Badara Mboup bu dee mën nga duggaat nga terminé fi nga nekkoon noonu baax na fi nga nekkoon baax na waaw Aline Badara la connexion bi daa daw foofu dañoo baax rek ne ko dañoo baax rek waaye li ma ko wax dégg na ko waaw kon ñu ngi ziar ñëpp Père Bamba ñu ngi lay ziar bu wér a wér waaw gis nañ sa message xam nga ñu ngi lay ñaanal un excellent séjour à Paris en France xam nga waaw di la jaajëfal bu wér waaw dafa mel ni mënuma affaire yi catang ciy bëgg a dugg jaajëf Bada jaajëfatee ñu ngi ziar ñëpp kon ñu essayer waat une dernière ok il faut essayer encore une fois